ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk si turam ak santam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu bëggoon balaa ñoo def dara ñu ubbee jotaay bi ñu ñaan diire nga ñaan imaam yi ñu ñaan ñu fi nekk ñëpp ñu ñaan ku nekk lu ñu mën ñaanal li tax jotaay bi am mooy ki fi jóge ñu am Patrick Gomis yàlla yërëm ko yàlla may ñu tamit ndam ci li nga xam ne ni moom la ñu ñëw yëkkati ban aja bismillah di la wax jërëjëf si dalal bi nga xam ne ni nangu ngeen ko dalal ñu ko mu mel ne dañuy présenté rek ñi nga xam ne ni ñoo fi ñëw ak lii sababu li tax ñu ñëw fi mu mel ne dañoo ànd ak président imam Khalifa Ababacar Baba li nga xam ne mooy président imam yi nekk Grand Yoff yëpp ànd ak tamit imam Mouass Touré ànd ak imam Adama Ciss àndoon nag ñoom tamit délégué bu marché Grand Yoff Alaaji Moussa Dieng Mansour waaye xam nga ni waxtu bi ñu toll nii dafa nekk événement wu tabaski te tailleur la bu ne ñu koy soxla moo tax mu dem waaye nag li fardu kifaaya la bu waree ñi wàcc ñi des bu fekkee ni li ñuy wax dëgg rek la te yàlla tax bu abbee waxee mën a yóbbul ñëpp bu imam Ba bu waxee mën a yóbbul ñëpp kon nag lu mel ñoom ñoo fi daje ñoo tasewaat fii tamit famille Patrick Gomis ñi nga xam ne ñu ngi fi toog muy Martin Gomis ak Laurent Gomis. waaw Léon Gomis ñoo ngi si biir ak waa jàng yëpp indi nag kàddu jaale la li ñu bokk yaakaar naa ne yow yaa tey jii yaa njaboote ñi fi nekk ñëpp ci côté catholique waaye imam bi bu ñëwee moo njaboote imam yi nekk Grand Yoff yëpp tey jii nag quartier dafa am ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko mànde ku mel ne préfet ku mel ne commissaire ku mel ne maire waaye ñooñu ñëpp nag tey chef de délégué de quartier waaye ñooñu ñëpp tey yéen bu ngeen taxawee ñoom dañuy taxawee nee parce que yéen nit ñi di topp seen ginnaaw su fekkee ni tudd yéen la ñuy xaar su fekkee ni ñaani jabar la yéen la ñuy xaar su nit génnee ab na tamit yéen la ñuy xaar duñ ci xaar nii kon nag yéen yaakaar naa ne yéen ay kilifa yi kon yaakaar naa ne lu am si yéen lañ koy njëkkee yéen jàll li nga xam ne moo fi am yàlla na yàlla def bu mu fi amati tànk yi nag tey ñu ànd délégation ñëw indi kàddu njaal ànd ak suñu président dañu am présenté rek léegi dañ koy jox moom tey kàddu wax après yow tamit nga yëkkati kàddu ñu masawu famille bi ñaanal tamit ñëpp lii daal mooy li nga xam ne moo taxoon ñu daje ngeen baal ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ñu ngi nuyu mbokk yëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyu Abe xam ni moo ñu dalal fii ci kër gi ci néegu yàlla kër gi tamit ñu dul fi gan parce que ñu tamit ay néegu yàlla ñu yore kon bu ñu ñëwee si néegu yàlla tamit suñu kër lañ moom daf ñu fi dalal parce que moom yaa ngi ci bopp bi waaye ñun tamit ci kër gi lañ bokk am nañ fi war loolu mu koy doxee yemul ci ay wax dañ ko yàgg doxee di ko jëfee du tout le temps ba léegi loolu nekk na exemple si Grand Yoff yëpp léegi dara lay xew sax ñu ne di gis Abe imam ak Abe dañu ànd def nañ la wala li ngeen dégg ñu waxoon na te loolu dañ koy sant suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo def loolu ah ñëw bi nag ñëw bi imam wax na ko léegi imam Aliou Sow dañ fi ñëw rek indi suñu kàddu jaar ndaxte loolu daal kenn rek ñëpp la dal fii Grand Yoff benn bopp la kon bu amee kenn sa njaboot rek boo xam ne tiis dal na ko daf ñuy pari aussi daf ñuy dal tamit en plein fouet ndax ci lañ bokk njaboot bokk tey Patrick mi nga xam ne sa njaboot la suñu njaboot la ñu tamit ñu ñëw vraiment dina ko jaar dina ko masawu di ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko mu nekkoon xale boo xam ne à la fleur de l'âge nekkoon xale boo xam ne bëggoon liggéey xale boo xam ne daan dool leen ko xamee woon ah wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa nit nag bu wax lu dul loo seet lu loo xamul te li ñu seede si moom mooy information yi recoupé si ñu ko xam mu ci lieu de travail ak ñi mu dëkkandoo ak ñi muy àndal parce que ñoo gën a xam ñëpp léeg-léeg sax nit ki nga sa waa kër am lu ñu xamul si yow mais ñi ngay fréquenté am ñu gën a xam dara fi ngay liggéey aussi ñu gën a xam parce que ñoo ñooy see dëkkandoo à part sa dëkkandoo bi nga dëkkal kër am na ñoo xam ne see dëkkandoo la moom moo ñu liggéey kon ñoom tamit bu ñu tuddee cadre yooyu parce que moo taxoon Moussa ñëw fi parce que moom tamit moom mooy président ci cadre liggéey kon bu lu mel ni amee tamit ñu xam ne xale bu baax la
ku mu daloo it daf ñu métti rawatina bi nga xam aussi mu nekkoon xale boo xam ne xale bu amoon yaakaar si moom la bu ko fee lu mel ni bu ko yëgee dañuy ñëw jàll si mooy lu naturel loolu mooy suñu premier kaddu yi nga xam ne mooy fi mais au delà de kaddu yooyu bu jàllee aussi lii dafay servir toujours de prétexte pour ñuy mun tamit ñaaxaat njaboot bi rek ñaaxaat njaboot bi parce que tey lii dal nii tey imaam wax na ko liskan nen yàlla na fi gëj yàlla na fi gëj xam nga tey lii ñun sax ñox sax bu mu fi amati xam nga dee nga wax yàlla bu fi gëj mais dee wi sañ nga ne bu mu fi amati parce que façon dee bi kenn du ko de maa ngi dégg benn xale bu ko wax sa njaboot mu wax ba neex mu ne ñii dañu fekk yàlla di fi am ñu mu amoon sañ-sañu jël kooku nit ñëw di jël ci prétexte di jël xam nga donte bëgg a jël woon yàlla jël ko tey bii bu dee woon si di dee si neneen mais prétexte bi ak maanaam ni mu deewee ak loolu moom moo baaxul su ko fee ñu loolu la ñuy ñëw ñawlu bu fay nag lu mel ni bu amee ku nekk am nga sa responsabilité bu njëkk bi mooy si ñun parents yi parce que tey yàlla moo def Grand Yoff koo fi njabootewul rek ñun ñoo koy njaboote pour les 95 wala 98% des 450 000 habitants yàlla moo def loolu kon bu ko defee kuñ ci laal rek suñu njaboot la kon bu ñu toogandoo ñun waxandoo ci loolu ñaanalatu mun am yàlla rus ñu ci bu ko defee ñaan tamit nag yàlla dafay xam ne in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum yàlla mu ne boo ma dimbalee xam nga yàlla soxla ko ko dimbali mais bu ne soo ma dimbalee ma dimbali la dimbal bi du dimbali booy dimbali yàlla parce que ñaan dañ koy dimbali sa mbàpp doon wax maanaam nit ki boo ñaanee par dañ ciy taxaw yàlla bay sa tool yàlla bay sa tool bi mooy lan mooy toolu Grand Yoff mooy toolu dund bi tout court ndaxte bu ñuy dund tey ñun ñooy premier responsable ñu ko wax sax muy ñun les parents parce que tey soo fekkee dafa am genre démission wala genre taxaw ne man mënuma si moom daal wala xale bi nangam ak nangam loolu loo si am nga responsabilité te responsabilité bi nag bu ñu waxee njaboot gi du ma wax rek le ménage au-delà du ménage mais c'est le délégué de quartier c'est nous les imams c'est nous les voisins ñun ñooy toog tey suñu kër gis dara lu am gis fréquentation yi si koñ bi duñ ci wax ku nekk toog na rek la fay c'est les autres man concerné wu ma kon bokk na si alors que ku ci nekk tiye concerné au premier point am na benn concept bu ñu doon développé fii mu ñëwoon nañu ci waxtaan mooy le concept de dëkkandoo vigilant il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant envers nos dëkkandoo parce que ku ci nekk sa dëkkandoo lu ko dal da lay dal l'affaire c'est pas seulement les autres parce que tey li dal Patrick mun dal ku nekk qui est le suivant kenn xamul kañ la qui est le prochain kenn xamul kañ la dañ naan bu mu fi amati lii mun nañ ci dox parce que wax dëgg yàlla Grand Yoff bu toll nii soo xoolee ndeysaan man dama yërëm sax mon ami le commissaire Sarr ku sonn la ku dañ ko war a ñaanal vraiment ñaan ko yàlla parce que lu ne mi ngi koy daj pour malheureusement il est sous-équipé en effectif en matériel yu bëri dañ koy comprendre si moom mais fu mi ngi def ba def lu muñ ci lii day dox suba ak ngoon da nga koy yërëm sax finalement dañ koy ñaanal rek yàlla indil ko doole yóppale mu gën a mun xeex yi mais tey bu ñu xoolee tey Grand Yoff léegi la commissaire nekk kër imam ay temps yi amu fi woon payi ñoo ko doon réglé seen biir ku nekk sa doom morom la woon am na benn texte bu ñu doon jàng je suis chez moi je suis vraiment chez moi xam nu ñu koy waxee les hommes que je vois les femmes que je croise xam nu ñu koy wax tey ci xale bu fa yow koo gis bàyyi koo gis sa bàyyi la doom boo gis muy sa doom nga sañoon ko wax sañoon ko redressé mais loolu dafa mel ni yooyu muy commencé dem te yooyu dafa war a ñëwaat parce que yooyu dafa war a dëkk parce que ñun ñoo moom Grand Yoff njaboot parce que nag pour lu ko mën a yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kenn ku nekk sàmm te yàlla day laaj di nga doon sàmm comme ñun nag nous sommes des bergers ëllëg yàlla bu ñu laaj tur boobu ni ñu ko sàmmee woon buñu teg danga xam yàlla li mu dénk lan la à commencer par le parent parce que dafay neex sa doom judd rek jooy nga kontaan yow reetaan bég mais yàlla bu la joxee teraanga en contrepartie dafa la jox responsabilité masculin bu fort moo nekk foofu parce que dara koy laaj ba keroog muy responsable da lay laaj te ndaw dama koy wax souvent kenn koy yar dañ koy waajal xale bi koy préparer il faut le préparer pour que ëllëg mun génn ci société bi mun faire si bopp ku ci nekk tey boo fi gis mu nekk bu baax wala mu nekk safaan koo xam ne dafa perdu di dina ñëwaat parce que loolu lañ gëm kooku noonu tey dañ ko mos a toog tudd ko mu nekk xale bu ndaw ñu uuf ko attanul sax bare almet kooku mënoo toog ba ni mënatuma ko dara kooku c'est possible bu ko fee ñuy ñaan yàlla dimbali ci loolu yàlla ñu ñaaxaat njaboot gi parents yi tamit ñu gën a jël seen responsabilité xale yi dëkkandoo yi ñu gën a jël seen responsabilité parce que fii koñ bi Grand Yoff pour la plupart xale yu bëri ñu ngi wax defkat entre guillemets parce que seetaan moo leen këf ci benn moment rek ñooñu noonu ñu si ko dëkk ñu Grand Yoff mais fii ko foofu fréquenté fa nga dëkk parce que ñun tey ki ne dit rien comme ça bu xale yi ñëwee Grand Yoff def yooyu te ñu xam ko te coowuñu ko naqaruwuñ ko xeexuñu ko aussi ñoom ñooy bokkee dañuy mujjee consentant te loolu nag defe naa dafa war a dañ pas mu dañ ci cadre
yuuxu waxee ko fii xeex fii déedéet lépp loo ci siyaasa lay nekk njabooti suñu njaboot la mun ñu tëb te lu baax kenn ko gis tamit ci lu bon offre bi la ñu war a xoolaat il faut ñu xool xale bi lan lañ koy offrir taxawaalu bi su bëree loo asibiti bëree yooyu mooy jur yu mel yëpp mooy jur donte du prétexte parce que man mënu ma nangu ñu ne liggéey amul prétexte la non du prétexte mu ana ngor bu ngor dafa war a nekk soo ab loolu parent loolu koy ji loolu keneen nag bu ñu lay jox depuis xale nga boo màggee nga taxaw di ko nga di ko jël mag lu ñu lay jox nag loo seet ngay duñu nag parent bu xale bu nekk li nga sax xamee rek ngay duñu nga fay nag loolu nag li nga xamee loolu ñu ngi woo parent ci côté boobu di woo tamit les autorités étatiques parce que sécurité dafa nekk loo xam ni compétence régalienne la état moo ko moom bu compétence su mairie loolu état la ñu ngi ñaan état le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom moo ko yore mu dimbali suñu commissariat bi yokk ko en effectif yokk ko en matériel parce que vraiment commissaire Sarr sonn na te lii nii ni mu ngi na xare na la ko na xare te souvent dafa may daxal ma ne imam yéen de ñun buñu sañoon fii kenn fi bu seen dañuy toog di croiser les bras ba ngoon jot ndax kenn fam soxla xanaa ay légalisation ay yu mel noonu mais koo gis mu ñëw fii rek dafa leen déglu yéen ni ngeen déggee ngeen di prêcher chaque jour mais seen njaboot yi ku ci dégluwul loolu rek moo fi nii ndaxte bu leen déggalee li ngay wax li abbé di wax mais kon kenn du fi ñëw mais nag foo gis rek day am ay nu mu tudd comme nu mu waxee ñoo xam dañuy égaré di ñaan yàlla indiwaat leen boo fa yàlla yàlla defal jàmm yàlla dégg suñu ñaan boobu tamit nangu ko vraiment tamit di ci woo le ministre de l'Intérieur moo mi jox mu jàppale ñu si côté bi et ministre maire yi li ñu koy ñaan bëriwul na grand flair rek su leeree rek bu lumière bëree grand rek Samba boobu du gaaw am pexe parents yi tam jël seen responsabilité moi je crois ah toogaayu mbedd bi il faut ñu jóg si parce que toogaayu mbedd bi moo gën toogaayu mbedd bi su bëree rek ci la gone gi di def naka suñu noonu occupation yaa ngi fi jàng yaa ngi xale bi ñu war a jàng mais promiscuité bi xëy na moo jur yenn yi bu xale bi ñëwee yàkkam di nga mu dem fooy si mbedd ba dem te ci mbedd bi ci lay jëlee la béyaba di banditisme wala béyaba di marginalisme ci lay commencé marginalisme ci lay gis ñu koy yónni dama jënd ma nangam dama jënd ma benn nax suy dama defal ma nangam ak nangam mais bu ñëwee bu mu am jot xale bu mu am jot bu ñuy occupé ko jàngal ko wut ko benn occupation vraiment abe maa guddal naa lool vraiment ñoo ngi sant yàlla bu baax ci lii parce que tamit ala kulli xaal dañuy sant yàlla lu am dañuy sant yàlla ñoo la koy jaal di la ko masawu ci turu grand yëpp nag suñu sayante imam ñoo ñëwandoo mais dañu dañ koy def mu gën a gaawee ñëw fi kenn kese bu ñëwee loolu lépp ñu imam soxla yàlla yéen ko jégal ko vraiment di masawu tamit parent asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ci seen ginnaaw tamit mbokk Grand Yoff yëpp nga xamante ni Grand Yoff TV nañu may tey ñu mën a waxtaan ak ñoom ci lii léegi nga xamante ni moo fi jot a xew muy lu tiis lool naqar ci suñu xol waaye ndogalu yàlla dama jàpp ne jaam moom waaw doo nga ci mën a uyoo. Imam Babou maa ngi lay nuyu di rafetlu kàddu yi nga xamante ni moom nga fi rotal ci njaal bi nga xamante ni moom nga eggali si ànd ceeg imam Sow imam Touré ak imam Ciss ànd ci njabootu Patrick bi nga xamante ni moom la ñuy jooy te di ñaan borom bi suñu yàlla lii nga xamante ni moo fi jot a am di ngeen ko wax rek yàlla bu mu fi amati ndaxte ndaw bi ni mel boo xamante ni motalagul sax ñaar fukki at ak ñaar jàpp ñaar fukki at ak juróom jóge fii ci anam yi ni mel mënul ñàkk naqarlu suñuy xol mënul ñàkk naqarlu tamit njaboot bi nga xamante ni ñoo fi teew kon njabootu Patrick maa ngi yàlla kii lee bu ëllëgaa ci lañ koy rob dinaa ci jot a dellu si mu gën a yaatoo waaye mu bëgg ngeen xam rek ne seen naqar seen tiis la suñu naqar la tamit ndaxte dañoo toll ci jamono joo xamante ni donte sax yar bi lajjiwul sa doom bu génnee rek sa xel du dal fekk dellu si loolu nag adduna ko bindoo xëy na fi mu toll nii tey waaye ci kàddu imam Babou ma koy dëgëral am nañ ci wàllu bu mat sëkk muy ñun njaboot bi muy ñun waay diine bi muy ñëpp ñi nga xamante ni moom la nguur gi dënk karangewu réew mi ku nekk ci wàllam daal am na ci sas bu mat sëkk ndax lii ñàkk fee amati. Grand Yoff nag dama koy faral di koy wax waxambaane yi surtout waaye itamit mag yi suñu amee occasion jotaay bu mel nii
donte sax li ñuy ñaan mooy yàlla bu ñuy am jotaay yi ni mel waaye occasion bu mel nii bu amee dafa di waxtu boo xamante ni war nañ cee mën a sottante xel maa ngi félicité di encouragé sax jeunes chrétiens engagés yi ak waa génération Grand Yoff ndaxte amoon nañu yéene def caravane tey ngir mën a sensibiliser nit ñi waajur yi njaboot gi ñëpp ñu nekk ci marché bi ak feneen foo xamante ne mën nañu daje suñuy doom yi waxambaane yi nekk ci biir gox-goxaan yi ngir ñu gën leen a mën a yee léeg-léeg sax ñu war leen a tekk ci fu ñu nekk daal di leen di teg ci yoon gi nga xamante ne mooy yoon bi ci gën a rafet yoon gi gën a baax yoonu tekkite gi te ku jur doom li mu ñaan ci moom moo di mun a tekki mun a tekkite jëriñ ko jëriñ itamit askan bi loolu lu am solo la. Grand Yoff comme ni nga ko doon waxee boobu dafa di bërëb boo xamante ni yàlla may na fi lu bëri xëy na ñun ñi fi dëkk sax mënuñu natt li nga xamante ni yàlla may na ko fii ci Grand Yoff ba tax na léeg-léeg ka nga xamante ni waroon xalamu ne ci jaayu finalement day nermelu sax ndax mënul téye li ko yàlla may fii ci Grand Yoff ndax jotaay bi mel ni rek wane na ko jotaay bi mel ni ngeen dox si fii ñoom imam ak njaboot bi dox si ñëw ba fii ngir yëkkati kàddu yu yiw yi kàddu yu dal xel dal xol yi vraiment déjà loolu rek lu ñu war a rafetlu la ci kanamu yàlla. naxar bi métti na tiis bu rëy la comme ni ma ko waxee rek rawatina bu mel ni bu amee ñu koy jooy nag waaye di koy dënk borom bi suñu yàlla. ndaxte li ci dese bi moo di rek ñu dënk ko yàlla te yaakaar ci moom. yaakaar bu amul àpp ndaxte xam nañu yàlla soxorut. yàlla soxorul te mën na may lu raw luñ ko mën a ñaan duñ ko sañ a ñaan kon yàlla na Fatick nelaw ak jàmm fa muy nelaw yàlla na fa suuf seddee te yàlla na ko yàlla xaaree aljana. bu loolu weesoo nag war nañu wax ak waajur yi ndaxte lii xew nii xëy na du guléet ci biir Grand Yoff donte sax du agression waaye agression yi léeg-léeg ñu am lii xew nii doon na loo xamante ni waroon na mën a ñàkk waroon na mën a ñàkk ci kaw li nga xamante ni war nañ ko taxawee suñuy doom la ñoom ñëpp ni ko imam doon waxee sa moromu baay sa baay la sa moromu mag sa mag la sa moromu ndey sa ndey la sa moromu nijaay sa nijaay la loolu lañ doon jàngal ba ñuy génn ci néegu jongu ga muy loo xamante ni am na solo lool ci cër gi ñu war a may ku nekk taxaw sa kanam bëggal la lu baax. am na ku am di wax fii ne yarkat yi la ñett lañu wala moom ñett lañu woon ka ca ëpp solo mooy njaboot bi kooku kenn mënu ko remplacer mooy comme li imam wax léegi rek dafa saytu li nga xamante ne mooy solo su yar waaw li nga xamante ni moom mooy ndenkaane gi ñu koy oowee mission régalienne ci famille bi ci wàllu yar ci famille bi la njaboot bi bu yaree doom rek du ci am benn gàcc bu doom génnee ci mbedd mi ndaxte kooku mooy ñaareelu yarkat gi mbedd mi ci boppam amul déet amul bàyyi ndaxte ñun sax dañuy wax mbedd mi mbedd buur la kenn moomu loolu la ñu war a bàyyi ñun Sénégalais mbedd bi ñun ñoo ko bokk ñëpp kon nag am na ko moom borom am na moomeel googu mooy li nga xamante ni man ci sama bopp lan laa war a def ngir mbedd mi ñu mën ko saytu nu mu gën a rafete ngir mbedd mi doon loo xamante ni wax dëgg yàlla moomeelu suñu bopp la dañ ko war a defar boobu nag dana jaar ci jàppale suñuy doom yi bu ñuy gis ñuy def naka su dul noonu ñu jéem leen a jubbanti bu ñuy dugg ci loo xamante ni nekkewul noonu ñu jéem leen caa génne ndaxte dañuy naan Sénégal réewu jullit la 95% de musulmans 5% de catholiques 100% de croyants kon su boobaa lépp li nga xamante ni moom lañu dund ci diine bi te mu war a dimbali doomu aadama war nañ koy mën a mëttali kon sas la ci njaboot yi na waajur yi gën a defaraat toogu bi ci yarum xale yi. am na benn bés fii ci mees bi ma ñëw jàng si meesu 9h ca meesu 7h ba mu am ay maire ak ay paa yu doon ñëw ñu dogaale leen agressé leen nangu seen i bagages ma leen di wax fii ci jàngu bi ne suñuy njaboot la ñi ko def man xam naa leen ci suñu biir njaboot la ñu bokk
kon nañu fexe defaraat toogin bi. nañu fexe defaraat li nga xamante ni moom mooy li war ngir suñu doom yi mën a moytu safaan yooyu bu mbedd mi saytoo rek amatul déet amatul bàyyi ba lu mel ni xew daal fi xew vraiment c'est dommage que xale bu ndaw bu toll nii ñu koy jooy ci anam yi ni mel wax dëgg yàlla moo tax maa ngi dalal aussi vraiment waajuru Patrick yi di leen di xamal ni dama ko waxee sànq rek ñu ngi koy ñaanal yàlla waaye yéen it yéen ñu ngi dalal seen i xol di leen di koy jaar di leen di koy masawu ndaxte lii buñ ko sañoon du demee nii ña ko def nag yàlla de la mu santaane mooy jéggale dëgg la yoon du tere mu def lii di li ko war waaye ci suñu xol te sax rawatina lu mel nii bu amee ngir suñu xol yi mën a giif faw ñuy jéggale métti na lool nag di loo xamante ni jafe na lool xëy na sax du mënalu nit waaye yàlla mën na ko nañu yàlla dampal suñuy xol yi ba wax dëgg yàlla lii nga xamante ni jot na leen dal ñun ñëpp vraiment mu may ñu xolub muñ ak xolub jéggale ba lii doon safaan bi nga xamante ni wax dëgg yàlla buñ ko mënoon moytu ko doon loo xamante ni bañ koy fàttali itamit dañ koy gërëmee yàlla rek dafa am benn kàddu buy wax ci téere yu sell yi ne dundilu ku jub kaa ngi ca loxo yàlla dundilu ku jub kii ngi mu ci loxo yàlla buñ leen génnee ci àdduna si la dañoo yaakaar ne ab njombe bu ñaaw la waaye fekk yàlla waajal na loolu na leen beneen béréb boo xamante ni foofu fee la leen dénk ci dëkkuwaay ñu fay mën di dund ci taw féex kon loolu bu ñu ko gëmee suñu njurit oo ñu ngir ñu mën a saytu kàddu yi ni mel dañu def leen rek di wéy ci li nga xamante ni moom la borom bi suñu yàlla santaane la ca des nag mooy li nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñuy mbébét di koy laam-laame fii ci Grand Yoff dëkkuwaay bu mag la loolu ñëpp xam nañu ko bu ñu limee ñetti commune bokk na ci yi gën a mag ci Sénégal ba tax na Grand Yoff itamit war nañu gën a dëgëral lépp li nga xamante ne mooy ci toogaayu nguur bi ci wàllu sécurité ci wàllu koom-koom ci wàllu développement ak lépp loo xamante ni wax dëgg yàlla ndaw yi soxla nañu ko fii ci Grand Yoff parce que li yeewu fii ci ndaw ci Grand Yoff bëri na lool te itamit bëgg nañu jot ci li nga xamante ni moom mooy programme yi ñu amal ngir mën a jàppale ndaw yi ñu mën a am liggéey loolu benn nga ñaar bi moo di li jëm ci wàllu kaaraange bi itamit am na ko ma doon dégg muy wax démb ne Grand Yoff camp yaa ngi fi am bagay commissariat baa ngi fi ñu ngi koy santé borom bi ñu koy santé nguur gi ba nga xamante ni sampal lañu fi commissariat waaye am na ay cas yu bëri yu fi nekk yoo xamante ne front de terre la yoo xamante ne Leclerc la ak yeneen yoo xamante ni ñoo wërale Grand Yoff kon ci wàllu kaaraange sans compter li nga xamante ni ministère de l'Intérieur war na ko mën a def ci wàllu kaaraange Grand Yoff waruñoo xox parce que xam nañu ne jumtukaay yaa ngi fi motuwaay yaa ngi fi te nguur gi war na mën a jël ay motuwaay yi ni mel ngir ñu jàppale ñu fii ci Grand Yoff et danañuy amal ay jàng danañuy amal ay mees léeg-léeg mees yi guddee sax xale yi dinañuy dem di fooy ci seen ndaw la bokk waaye ngir loolu yëpp ñu mun ko sécuriser il faut que mu am dispositif bu am solo boo xamante ni dana ko mun a ŋànk dana ko mun a wërale ba ñaawteef yi ñu fiy gis yëpp rek mu mën cee mën a ñaata itamit commissaire Sarr nag maa ngi naawlu bu baax liggéey bi muy liggéey ndaxte mu ngi def kentulaay kattanam jàmbaar la waaye comme ni ñu koy waxee rek téyel mu dëgër na fekk sa loxo diis ci kaw téye gi te itamit ñu jàppale la dooleel la ngir sa njàmbaar gën a mën a yokk moo tax wax dëgg yàlla dañuy ñaan rek moo di nguur gi gën a gëstu Grand Yoff ci wàllu boobu ci wàllu sécurité mu ci wàllu karange ci wàllu liggéeyu ndaw yi ci wàllu dëkkuwaay bi toogaay bi ni mu toogee parce que comme ni mu ko waxee si njëlbeen du bu leen tey barke démb yàggul dara am na benn ndaw congolaise boo xamante ne fàtt nañu ko fi yàggul dara ci HLM Grand Yoff fële itamit nemmeeku nañu foofu ay agression yu bëri ak yeneen ak yeneen kon lii Grand Yoff ak li ko wër yëpp soxla na karange bu mat sëkk ay jumtukaay yu mat sëkk ndax ñi fi nekk
gën a mën a sawar ci seen jàmbaar ngir mën a eggali liggéey bi te waajur yi nag nañu gën a jàppale te ñu jàppale itamit police bi. sama rakk bu ma bokkal ndey ak bàyyi benn deret bu nekkoon ci kër gi def ñaawteef dama koy yóbbu police kooku dama bëgg ñëpp dégg ko ñu xam ko dama koy yóbbu police parce que li ma cee jublu du lu bon pour mu baax dong la pour mu baax dong la bu fekkente ne mu ngi def ci kër gi naka su dul noonu du ma taxawal ak moom ci naan mënaluma ko wala mënal naa ko déedéet dama koy yóbbu fa nga xamante ni fa la ñuy jubante yi ni mel ngir moom ci boppam mu mun a jub mun a continuer di jàppale njaboot bi waaye nëppal bi léeg-léeg bu bëri ci suñuy biir gox goxaan yi ba tax na dara day xew ñu xam ko waaye duñu cee noppi xam nañu lan la kan la ak fan la waaye dañ cee noppi léeg-léeg sax ñu jël rawale xëy na ci coofel la boobu coofelu way jub waaye lii ngay def di koy rawale xëy na moom ëllëg suba dina tase keneen wala leneen loo xamante ni dina doon lu gën a raw lii dina gën lu gën a ñaaw kon balaa boobu nag ñu def li nga xamante ne moom moo ci war ngir mën ko faj ndaxte bu ñu gisee jàngoro bi ba diagnostiqué ko la ca des moo di faj ko rek waaw nañuy borom bi suñu yàlla barkel may rafetlu ci encore seen tànk yi di leen di gërëm di leen di sant di gërëm waa Grand Yoff TV ñuy may ñuy mën a jokkoo ak askan bi te di ñaan encore une fois de plus waajur yi vraiment ñu def seen kentu lay kattan ci wàll gii di masawuwaat njabootu Patrick bii nga xamante ni bu ñu fekkente ne luñ ñu laajte woon la du doonoon mukk lu ñu gënal mu jógee fi ci anam yi ni mel dee mënul ñàkk dee moom mënul ñàkk ndaw si liir gi mag ki ñëpp ay dee bés danañ uy ji borom bi waaye bu ñuy uy jee borom bi na doon ci anam yi gën a rafet masaleen borom bi nañ sant nañ ko sant te na leen borom bi ci boppam dalal ndax lii de wax dëgg yàlla ñàkk doon loo xamante ni dana juri leneen seen diggante njaboot yi ñi ko def rawatina ñu koy ñaan rek mu may ñu xolub muñ ak xolub baale yi tamit wasalaam. asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu jotaay bi ñu am ni tey ci bureau rajo bi dalal bi ñu dalal ak imam bi tey man dama féetoo si wàllu Pape si Patrick Gomis kii papam Pape kii lañ tuddee Patrick ñu yëngu àddina tey waaye lii bu ñu kese ñoo ko nakar daanaka wër Sénégal fépp la boo génnee Sénégal daanaka wër na adduna waaye dañuy ñaan tamit aussi lu mel ni mu amati parce que doomu aadama fi nga demee ba bay nar génn ngay calculer noo est-ce que man su ma génnee mën naa ñëwaat dafay dem ba téye sa dund donc aussi wax ngeen fi wax yoo xamante ni wax lu am solo aussi kaaraange yi tamit bu yokkoo du am nañu ko féetoo si wàllu fi mu féetoo mais tamit kaaraange dem na ba ci kër yi ci waajur yi yaay yi papa yi mag yi tout waaye dëgg di bu ñu sañoon parce que doomu aadama bu judd bu ne rek di nga génn adduna bu génnul adduna mooy bu judd waaye génn gi façon bi tamit rafetul neexul ci xol waaye amuñu lenn lu dul delluwaat suñu xel fa yàlla ñu xam ne xëy na nii la mënoon demee ñu ñaanal ko bu keroog bu su wëllëgee ci kàttanu yàlla bu ñu ko jéggalee borom bi jël ko xëy na mu yóbbu ko foo xamante ni moo gën fu mu jógee parce que ñun amatuñu leneen lu ñuy wax lu dul di ko ñaanal waaye aussi dëgg yàlla toogaay bi tamit rafet na trop man foogu moon sax dinañ am lii mais donte am nañ lii xam nga lii dootul yem si biir kër yi comme dem na ba wàllu kii Grand Yoff TV ñëw xam naa lii du ko jël denc ko si trois la day teg donc fu waay nekk ci Sénégal génn Sénégal fu télé bi egg dina ko gis lii tamit day yokk loo xamante ni du moins di fa am dina yokk benn taxawaay ci dëkkin bi ak dëkk ba yooyu quoi dëgg yàlla ñu leen di gërëm di leen sant ak ñi nga xamante ni xëy na mënoon nañ bëggoon nañ ñëw xëy na dañoo am possibilité pour ñëw mais yéen a ngi rek egg na fépp daal gërëm yi tamit yemul fii rek mais sax ñu ñëw fépp daal maa ngi koy si biir des minutes,